jërë ngeen jëf suñu mbokk internet yi ñuy ànd saa su nekk ci seen site internet Thiès Info amaat mbégte bu baax a baax ñëw ci seen émission géewu politique tey nag ñuy dalal koo xam ni doomu Thiès la waaye itam def na ay parcours yi am solo ci politique ci biir réew mi muy juge Ibrahima Hamidou Dème nekk avocat nekk itam consultant juridique nekk itam tête de liste départementale coalition Aar Sénégal waaye itam muy responsable parti éthique ensemble pour le travail intégrité et la citoyenneté donc mu nekk koo xam ne vraiment comme ni ñu ko waxee def na ay parcours yi am solo ci biir langue politique yi tey ñu fas yéene def analyse ci législative yi waaye def benn perspective ci li nga xam ni moom la ñu génn muy élection locale yi bala ñuy sori dañ koy bàyyi mu présenté wu ak internet yi bu ko defee ñu dugg ci waxtaan wi. Malick Sarr Gueye maa ngi lay nuyu. di la remercier ci sa invitation di nuyu mbokkum internautes yi nga xamante ni ñu ngi suivre chaîne Thiès TV waaw Thiès Info di kontaan lool ci am ak yéen entretien. jërëjëf kon ñuy sàkku rek képp koo xam ne day ànd ak ñun saa su nekk mu bàyyi xel bu baax a baax li nga xam ne moo di géewu politique bi ñu fas yéene waxtaane li nga xam ni moo ñeel askan wi juste ñu génn ay élection locale tàmbalee fa ku ne xamoon na ni fii ci diwaanu Thiès mbir yi moom nekkoon na loo xam ni metti woon na bu baax a baax ci coalition yi ñu gisoon la nga ànd ak Oumar Badiane ak yeneen di coalition liggéeykat yi doon xëccoo mairie Thiès ville. Au finish gisuñu résultat boo xam ne vraiment satisfaire na jëm ci say militants rawatina kuréel yooyu nga nekkoon jafe-jafe yi dafa tënku ci Thiès waaye dañ leen a xamul wala programme bi ngeen teg ci table ji dafa xaw a doy waar ndax gis naa ni également sa digganteeg Thierno Alassane mi nga xam ne tey ànd ngeen ci coalition bi daanaka bariwut loo leen di dem daal ci nit ñi lan moo nekkoon jafe-jafe yi ba amu leen résultat satisfaisant. waaw li nga wax ni. Man ak Thierno Alassane bëriwul lu ñuy dem ci nit ñi je pense que loolu méngoowul ak la réalité parce que ñi nga xamante ni ñoo dëkk Thiès xam nañu ni man 3 ans avant l'élection déclaré naa sama candidature lépp lu ci waroon muy dem gisante ak nit ñi waxtaan ak ñoom ci candidature boobu def nañ ko yaakaar naa ni gisuma ci candidat sur le plan national laay wax ku def ñun li ñu def ci porte à porte waaw jëmale nañ ko nag ci benn bërëb la woon mooy fi nga xamante ni mooy suñu base mooy côté jaxaaw caali ak benn parti ngent ñu demoon duggoon ci kër yi expliquer leen loolu dëgg la nag élection yi passé locales yi muy suñu première élection li ñu bëggoon amuñu ko parce que dañoo bëggoon gagner waaw waaye su fekkee tamit pour une première élection nga ñëw fi nga xamante ni mooy sa fief man école jaxaaw 9 bureau la 8 yëpp ñun ñoo ko gagner ñun ñoo fa jiitu ñëpp waaw loolu mu satisfaisant suñu base ñu def fa benn percée bu am solo am plus de 1000 voix ci quartier boo xamante ni ci la ñu dëkk loolu dañ ciy sant yàlla waaye nag yeneen bërëb yi wax dëgg yàlla liñ fa bëggoon amuñu ko amoon na nag ay jafe-jafe duñ ci dellu ci ñi nga xamante ni àndoon nañ ak ñoom waaw ba mujj ñu sax defandoo campagne parce que ñun lu ñu jàpp mooy victoire neex na mais na tegu ci dëgg wax dëgg yàlla parce que lu ñu soxal bi ñuy dugg ci politique moom mooy ñu changer li nga xamante ni moo fi nekk pour une première élection ci coalition boo xamante ni parfois bulletin bi dafa jafe woon sax distinguer ñun bulletin bi ñu demee avec soo xoolee bulletin bu weex la pratiquement mandarga yi pour nga expliquer nit ñi pour ñu comprendre ko dana jafe loolu tamit jafe-jafe la woon pour ñi nga xamante ni sax bëggoon nañu voter am na ñu bëri ñu ci juum waaw loolu pour une première la def nañu bilan bi ñuy def bilan xool nañu ñun li nga xamante ni jàpp nañ ni loolu moo am solo mooy ñu xool lu positif mooy am nañu une grande percée
soo demee pour une première élection malgré que ñi nga àndaloo ñëpp finalement ngeen am 7 conseillers jàpp naa ni début bu baax la loolu suñ ko consolider incha allah jàpp naa ni dana am lu mu war a mën a jur. sànq wax nga ni am na ngeen jafe-jafe ràññee li nga xam ne moo di seen bulletin waaye yéen ci seen biir Thiès waaye dañu gisoon ni frustration am na waaye ay intérêt crypto personnel am na ci yéen leaders yi ba tax na consensus bi ngeen amul dëgg amu leen ko est-ce que tey intérêt général gënul woon ngeen privilégié ko que kenn ku ne doon xëccu ngir bëggoon a wane ni man Thiès wala projet bi ma yor Thiès war nañ ko adopté. waaw xam nga yenn yi moom parfois suñuy wax ni intérêt crypto personnel am na ñoo xamante ni wax dëgg yàlla suñu xamee seen jaar-jaar xam lu ñu bàyyi pour def politique suñ leen di wax ay intérêt crypto personnel ci mbiru ay mairie ak yooyu jàpp naa ni méngoowul ak lii nga xamante ni moom mooy la réalité parce que soo duggee ci politique fekk am na ni nga ci duggee nit ñi gis la da ngay ànd ak aussi ñoo mën a àndal ci ay charte yoo xamante ni jàpp nga ni charte yooyu wax dëgg yàlla xel mun na ko nangu waaw ñun depuis 3 ans ñu ngi doon wax ni candidat lañu ñun suñu candidature boobu mënuñu ko woon teg ci suuf loolu tamit su fekkee am na ñeneen ñoo xamante bëgg nañ nekk candidat mënu leen déggoo ci loolu waaw bien ñoom ñu bañ a nekk candidat wala yow nga nekk candidat fekk ni yow loolu dox nga ci pendant 3 ans waaw mbir mi daal première élection la ñun lu ñuy bëgg mooy ñu tirer les bilans xool lu positif lépp li nga xamante ni aussi positiful woon parce que da ngay sa première expérience politique la tirer nga ci ay leçons waaw de toutes les manières ñun moom li ma bëgg wax mooy politique am na lum ñu jaral am na lum ñu jaralul donc du victoire électorale bi rek la ñuy seet dañ koy defee ni nga xamante ni moom méngoog ñun principe ak valeur yi ñu dugal ci politique. mi ngi noonu kon gis nañ ni itam ci législative yi nga xam ne ci la ñuy dugg nii door ngeen lu toll ci 2 semaines yéen ñi nekk ci coalition Aar Sénégal ban bilan nga mën a tirer pour le moment ndax daanaka 1 semaine moo leen dese ngeen dem ci élection yi. wax nga dëgg bilan bi ñu mën a tirer mooy bilan satisfaisant parce que ñu ngi def campagne bi ci anam yoo xamante ni jàpp nañu ni ci anam yooyu lañ ko mën a defee di ko def ci jàmm di wax nit ñi dëgg di leen wax lu ñu gëm di leen tegal programme boo xamante ni jàpp nañu ni lii c'est réaliste et réalisable waaw loolu moom mooy mbir mi ñu ngi dem di gis sénégalais yi di dem di gis Thiessois di dugg di waxtaan ak ñoom ñun ak ñi nga xamante ni ñun ñoo ànd liste Aar Sénégal muy coalition bu bees bu nit ñi bàyyi xel fii Thiès man la maa ko jiite sama frère Théodore Ndione nekk ci sunu sœur Koula Diagne bi nekk Pout ak suñu sœur Ndeye Yacine Niang ñun ñoo formé liste boobu titulaire suppléant yi am na ay Annette Ciss ay Dieynaba Diallo ak ñeneen donc ñooñu ñoo bëgg a ñëw vraiment laaj baatu Thiessois yi te wax dëgg yàlla ñu ngi def un travail de groupe très intéressant ñuy dem di gis Thiessois yi fépp fu ñu nekk seen bërëb liggéeykaay seen fi ñu dëkk di wax ak ñoom pour ñu jox ñu seen baat xam nañu ku xam suñu parcours xam li ñuy mbëbët xam ni ñu commencé def politique ba tey wax dëgg yàlla war nañu wóolu pour yónni ñu parce que mbir mi loolu la mbiru représentation la mandaté ñu ne ñu toogal leen ñu assemblée nationale ngeen jooyal ñu suñuy jafe-jafe. justement ñu investir la ci coalition bi xalaat nga siège ci assemblée nationale. ah mais bien sûr su ma ko xalaatul woon du ma nangu non seulement nekk ci liste parce que lu ma gëmul du ma ko def beneen bi mooy du ma def campagne du ma ci sonn parce que su fekkee nag xalaat nga bi moom mooy est-ce que xalaat nga ni soo demee da nga gañe wala doo gañe loolu ci loxo yàlla la nekk waaye su fekkee de manière objective soo xoolee man wax naa la
ñun suñu ñun bi ñu demee ñun kese sax résultat bi nga xamante ni am nañ ko muy un résultat pour une première participation très satisfaisant. ñaareel bi mooy soo xoolee Thierno Alassane Sall bi nga xamante ni léegi moom la ñu ànd moom tamit mu defoon fii résultat bu très satisfaisant. ñun ñooñu ñu ànd ak Théodore Ndione waaw moom tamit ñun ñett ñoo ñëpp ànduñu woon ñu ànd soo boolee suñuy résultat rek wax dëgg yàlla suñu ko additionné ak li ñu am ville Thiès moom ñoo fiy jiitu yeneen coalition yëpp waaw ak dynamique bu bees bi mu indi mooy nit ñi ils sont déçus de Benno Bokk Yaakaar jàpp naa ni Thiessois yi leen voté loon 2017 gis nañu li ñu fi liggéey gis nañu ni député yi ñu fal sax kenn xamu leen amul benn liggéey buñ fi def gis nañu aussi taxawaay boo xamante ni taxawaay bu doyadi bi ñu am biir assemblée nationale. leneen li moom mooy coalition Yewwi bi gis nañu ñoom ñëw nañu avant élection yi ñu ànd ak Wallu donc ñu delloo sénégalais yi gannaaw ne leen ñii nga xamante ni ñoo fi nekkoon di gérer réew mi ba réew mi sanctionné leen yéen ñi waxoon ni yéen da ngeen di am benn dynamique du ngeen ànd ak ñenn ñi ngeen mujj ànd ak ñenn ñoo xamante ni responsabilité la ñu am ci réew mi nu mu mel nii incohérence boobu xam naa sénégalais yi ak Thiessois yi aussi war nañ ko sanctionné loolu suñ ko boolee ñu war a xam ni wax dëgg yàlla choix bu baax bi moom mooy choisir nit ñi nga xamante ni sénégalais yi xam nañu ni am nañu compétence sénégalais xam nañu jub nañu maandu nañu sénégalais xam nañ ni am nañu engagement pare nañu liggéey sénégalais xam nañ ni bëgg nañu réew mi lépp lu ñuy def ci intérêt réew mi lañ koy def. bu la déggee dafay mel ni kon juge itam pare na ngir nag joyantiwaat loi yi waaye itam xool sàtt réew mi ca assemblée nationale bàyyi xel askan wi ci wàllu justice ñu gis ni nekk nga juge boo xam ne daanaka ci sa biir carrière dem nga ba benn instant xëy na gis nga ni justice Sénégal ni muy doxee dëppawut ak sa gis-gis dem nga fa bax ba qualifier une justice fragilisée mu nekk kàddu yoo xam ni tax na ba démissionné nga ci kuréel gi bootoon ñoo ñu yëngu ci wàll wi une fois ñu élire les députés juge dem ban combat nga fas yéene mëne ngir nag justice Sénégal am indépendant te yàgg nga ko xeex. waaw suñu xam nga intérêt bi ñun ñi nga xamante ni ñoom ñoo formé coalition bi mooy suñuy wax liggéey député ñun dañ koo xam parce que ñun ñenn ñi ay àttekat lañu woon donc dañ doon appliquer loi sooy appliquer loi da nga toog da nga xam lan nga war a joyanti ci loi lan nga ci war a changer waaw loolu nag lu am solo la leneen li mooy ñeneen ñi nekk nañu ay ministre ñenn ñi nekk nañu ay professeur université ñenn ñi sax nekkoon nañu député ñenn ñi ba tey nii député lañu te biñ koy nekk gis nañu taxawaay bu am solo bu ñu am ci wax dëgg yàlla liggéeyu assemblée nationale. donc coalition boobu su fekkoon choix objectif rek su fekkee ni sénégalais yi wax dëgg yàlla dañuy choisir bañ a xool parparloo xool ñi nga xamante ni war nañu mën a liggéey parce que loolu la ñu soxla fu mu toll nii jàpp naa ni choix boobu danañ ko def maintenant ñun ci suñu liggéey comme ni ma la ko waxee magistrat yàgg nañu gis ay faayu loi yoo xamante ni wax dëgg yàlla war nañ ko xoolaat waaw te ci loolu jàpp naa ni dana gën a yombal suñu liggéey à l'Assemblée nationale waaw d'autant plus que ñun sooy xool ci coalition yëpp ñun ñooy la seule coalition bi indi programme donc bi wan sénégalais yi ni ñii xam nañu fi ñu jëm waaw loolu nag jàpp naa ni tamit parce que sénégalais yi chaque fois ñaar la ñuy wax mooy dañoo soxla nit ñu jub dañoo soxla nit ñoo xamante ni aussi xam nañu fi ñu jëm am nañu vision am nañu programme ñun nag yooyu yëpp jàpp naa ni mu ngi ci suñu coalition. mi ngi ci seen coalition mu mel ni xeex boobu jëm ci wàllu justice dafa xaw a voué à l'échec fii ci biir réew mi boo xoolee njiit lu bees li jiite Union des magistrats du Sénégal di Ousmane Simer Diouf dafa mel ni daal dafa wàcc arme yi par rapport ak Souleymane Téliko ni mu doon doxalee. waaw de toutes les manières il faudrait que ñu xam ni
justice moom place am ci démocratie place bu ama solo la te war nañ ko bàyyi xel bu baax a baax. Union des magistrats sénégalais tamit man nekkoon naa ci secrétaire général adjoint entre 2009 et 2011 am na liggéey bu am solo bu muy def pour illustrer l'indépendance de la justice pour que justice gën a am taxawaay. léegi nag ñeneen avant Souleymane Téliko am nañu liggéey bu ñu liggéey moom ñëw na def li mu mën ki fi nekk tamit mu ngi def mais liggéey bi am solo loolu ci gouvernement la du ci magistrat yi parce que magistrat yi ñoom wax rek lañ mën te am na loo xam ne mënuñu ko wax parce que dafa am aussi lu leen tënk muy obligation de réserve léegi nag gouvernement bi moo war a am taxawaay ni jàpp ni justice su amee indépendance am loolu ci ndamu Sénégal la dafay renforcer suñu démocratie renforcer li ñuy wax paix sociale parce que justice bépp litige fa lay mujj waaw loolu nag responsabilité gouvernement la jàpp nañu ni gouvernement bi fi nekk depuis 10 ans damay ne sax depuis 22 ans parce que benn continuité la rek man damay naan 2000 ak léegi benn continuité la parce que pratique yi ñooy dem rek di gën a ñaaw dem suñu démocratie di dellu gannaaw mais benn continuité la 2000 ba léegi nii waaw léegi nag il faut ñu xool ñeneen ci biir assemblée nationale ñuy indi ay proposition de loi yu am solo ay député looloo waral tamit élection yi dafa am solo ñu jël ci ay opposants yoo xamante ni wax dëgg yàlla ci seeni doxalin wane nañu ñoom intérêt réew mi leen tax a jóg ñoom taxaw nañu pour indi ay réformes yoo xamante ni réformes yooyu dana mën a changer justice. En tant que acteur politique rawatina nag ci wàllu yoon gis nañ mbiru François Mancabou nekkoon na lu jafe ci askan wi pour ñu comprendre véritablement relation de causalité bi ci nekk ndax ak faatoom ñi nga xam ne ñoo féete ci wàllu jàpp ak bàyyi surtout wàllu takk der yi nee nañu dafa mbëkku ci ay gris d'après révélation yi ñu defoon ñeneen ñi itam gëmuñu loolu muy xëy na ñeneen ñi féete ci yeneen parti yi gis nañ sax révélation yi procureur bi def ak daanaka autopsie yi nga xam ni kenn xamul kañ lay jeex loolu lépp buñ ko boolee par rapport ak sa xam-xam jëm ci wàllu justice ban lecture juridique ngay def ci mbiri François Mancabou. En tout cas lecture bi ci jiitu xam naa du ma ci épanché wu bu yaatu parce que temps bi ñu may bëriwul liñ ci wax rek mooy confiance justice daf ko perdre te justice su perdre woon confiance genre mbir yi su amee suñ koy càmbar ñëpp dañuy wóolu seen taxawaay parce que danañ xam ni wax dëgg yàlla danañu def liggéey boo xamante ni dana mucc ayib liggéey de manière indépendante pour leeral li nga xamante ni leerul luñ ci mën a wax rek mooy mbir mi dafa garaaw fépp foo ko xoolee nag su fekkee ni même li procureur bi wax dafa xaru am na walla li famille bi wax dañ koo torturer ba mu dee ñaar yooyu yëpp boo ci jël rek lu garaaw a garaaw la parce que suñu jëlee rek ci teesu procureur bi mu ne dafa xaru nit ku nekk garde à vue dañ ko war a bàyyi xel warul toog pendant 13 minutes di dóor boppam ci ay gris ba mu indil ko ay blessures yu garaaw a garaaw loolu dafa fekk am na faillite ci surveillance bi waaw donc loolu la ñuy ñaan nag mu am une enquête indépendante parce que bakkan dafa fort Sénégal amu fi benn loi buy mën a permettre ou bien ñu rey nit ou bien ñu bàyyi nit ki di rey boppam donc de toutes les manières il faut une enquête indépendante une enquête impartiale mu wane dëgg bi fu mu nekk sanction yi aussi daanu ñii nga xamante ni ñoom ñoo amoon responsabilité mu nekk seen loxo muy la police de toutes les manières dama ne en toute hypothèse am na faute te faute yooyu dañ ko war a sanctionner su fekkee ni dafa li ñuy wax dañ koo torturer faute la faute grave su fekkee tamit dañu ko surveiller wul ba mu xaru tamit faute la te yooyu yëpp war nañ ko sanctionner.
ñu gis ni ci biir campagne bi itam ñenn ci ay leader bokk ci yeneen coalition yi ndax juróom-ñetti liste ñoom ñoo jongante ci pencum ndawi réew mi ci lu toll ci téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom ci député bu nu juumut waaye nag ñu gis ni daanaka bari na ay discours yu bari day xaw a mel ni ay discours yee fitna ay titre foncier fii sama titre foncier la dégg nañ ko fii am na ñu dem ba naan aussi di attaquer naan ay par exemple ay groupe ethnique yooyu ñu nemmiku ko loolu lépp jàppoon ni tey discours la yoo xam ni war naa mën a nasaxal suñu démocratie beneen bi ci des mu yee fitna ba loo xam ne daal xaaruñu ko woon ci Sénégal moom. loolu moom wax dëgg yàlla lu garaaw la lu garaaw a garaaw la lu ñu war a xeex la sénégalais yépp taxaw ci mel ni benn nit comme un seul homme comme ni koy tubaab di waxee ñu xeex loolu parce que Sénégal liñ ko xamee muy li nga xamante ni wax dëgg yàlla moo ñu distingué ci réew yu bari mooy concorde nationale nit ñi dañoo déggoo xeet yi doo leen sax xàmmee fii il y a quelques années rek la ñuy commencé di wax loolu nit ñi sax di xam ni man lii laa ak léeg laa mais dafa am benn métissage nit ñi dañoo jaxasoo xarit yoo xool ni kii lii la walla léeg la nit ñi suñuy sëy xooluñu kii lii la lee la donc loolu nañu ko teg ci suuf képp ku ci taxaw wax nag taxaw ne fii sama titre foncier la walla man maatam fii kenn du fi dugg ñooñu waaw léegi may ma terminer taxaw di ne fii suma titre foncier la walla fii kenn du fi dugg xam nga ne sax fii sama titre foncier la sax fii sama fief la loolu sax xel mën na ko nangu mais taxaw ni fii kenn du fi dugg walla telle personne du fi jaar loolu c'est extrêmement grave côté opposition bi aussi ñu ngi commencer di utiliser yooyu parce que ñun dëgg benn rek la nekk il faut pas que ñu taxaw aussi di tolérer yenn yi fu mu mën a jógee rek dañ koy fustiger parce que Sénégal benn la kenn waru ko xar ñaar ñenn yi ci pouvoir bi la yenn yi ci opposition bi la fépp fu mu nekk na ko sénégalais condamné mu bañ a am benn parparloo nit ñi di xool dëgg xool li nga xamante ni mooy intérêt Sénégal suba ak jàmm question yooyu les questions ethniques nañu ko bàyyi di ko attiser parce que loolu mooy taal réew mi nañ ko bàyyi première responsabilité gouvernement la parce que ñoom ñoo yore réew mi ñoom ñoo koy doxal sanction yi dañoo war a daanu képp kuy taxaw wax loolu ñu sanctionné la ba suba ak jàmm keneen du am tentation def ko man daal loolu moom moo ci sama xalaat waaw. d'accord ñu gis ni itam ci seen biir bànqaas wala sax yi nga xam ne faral ngeen di ko jëfandikoo ngir askan wi dégg leen ba ngeen am ay représentants tëgg ngeen fi benn contrat de législature gis nañ ci 14 réformes ban cër ngeen ci sedd Thiès. waaw 14 réformes yooyu amul benn réforme boo xamante ni dañoo ne bii pour Thiès la bii pour beneen région la am na démb ku may naan dañoo ne 14 mooy 14 réformes pour la 14e législature mu ne ma waroon ngeen ci teg pour les 14 régions aussi mais pour région yëpp la waaw amul benn buñ ci cëral benn région peut-être que mën na am dara loo ko soo ko waxee nit ñi soo waxee mbirub érosion côtière wala yenn yi am na ñu ciy gis seen bopp mais ay question transversale la yu intéressé wax dëgg yàlla Sénégal yëpp soo xoolee benn poñ rek mooy diaspora boobu rek moo intéressé sénégalais yi nekk à l'extérieur te boobu même soo koy xool sénégalais yëpp la intéressé parce que diaspora bi gis nañu wax dëgg yàlla apport bi ñu am ci réew mi nekkuñu fi gaa mais seen présence am na fi solo lool donc contrat bi lu ma ciy wax rek du bëri mooy soo xoolee ci coalition yi suñuy fekk rek dañuy tànn ay nit yoo xamante ni am nañu vision war nañu xool ban coalition moo fi am contrat moo fi am programme moo fi taxawal projet moo xam fi mu jëm moo wax sénégalais yi nii laa bëgg yoon bii laa bëgg jaar su ma nekkee député benn la mooy coalition Aar Sénégal ñeneen ñëpp dañuy dem ci campagne bi ñu nekk ci nguur bi ñoom amuñu lu ñu wax waaw parce que ku fi nekk fukki at xam naa wane nga li nga mën ak li nga mënul surtout wane nañ lu ñu mënut
leer na nañ ñeneen ñi ay yenn question yoo xamante ni du ay question yu intéressé Sénégalais la ñuy taxaw di attiser parce que sooy wax dara na nga ko teg ci li nga bind wala mu nekk programme Sénégalais xam ni yow lii mooy sa taxawaay donc coalition Aar Sénégal wan na loolu ci poñ yooyu daf ci am ay poñ aussi yu am solo pour wax dëgg yàlla dëgëral la démocratie soo xoolee mbiru cumul des mandats ñun opposition dañ ko mës a def notre cheval de bataille ne nit ki warul nekk député warul nekk maire di nekk député warul nekk ministre di nekk député soo xoolee fii candidat yi parce que ministre ak député sax mënul nekk donc loolu naxe la soo xoolee tête de liste Benno Bokk Yaakaar ministre la donc fal leen ma député man ngeen di fal mais keneen laa koy jox loolu ay naxe la waaw même su nekkul woon dara Benno Bokk Yaakaar moom jàpp naa ni nit ñi duñ leen tànn parce que seeni député nit ñi xamuñu leen mosuñu liggéeyal Thiès. waaw ban bil waaw ñooñu de da ngay xool bu baax est-ce que ci opposition la ñu nekkoon loolu tamit lu jar a xool la. waaw loolu yëpp dama jàpp ni dañuy gën a dem rek yenn ñi di gën a feeñ yenn visage yi parce que nit ki moom doo ñëw taxaw nit ñi xamee la benn taxawaay bi ni yow da ngaa taxaw pour xeex li fi nekk nga dem ba ci biir nga dellu ci gannaaw loolu moom je pense que lu ñaaw la ci suñu politique mais li ñu doon wax moom mooy gis nga soo xoolee mbiru cumul des mandats boobu parce que da ngay gis ay maire yoo xamante ni fal nañ leen maire liñ fi nekk motul sax juróom benn weer seen liggéey gisaguñu ko ci liñ leen jox ñu ne ñu jox leen ñu beneen ndombal tànk loolu tamit lu doy waar la. loolu Aar Sénégal loolu opposition bi yëpp loolu muy Aar Sénégal muy opposition bi yëpp ñoo waxoon ni cumul des mandats benn nit mënul toog rek moom ne man mandat yëpp dama koy exercer. donc loolu soo xoolee ci conclusion assise nationale nee woon nañu clairement ñëpp nangu ko nit ki mënul warul nekk maire nekk député ñii nañu nekk maire liggéey suñ leen joxee ñu liggéey te maire yi ñu fal nii Thiès ñu nekk ci Yewwi liñ leen fal juróom benn weer la Thiès waaye ñu ngi xaar di xool juróom benn weer bëri na mais gisaguñu dara wax dëgg yàlla ñooñu nag nañu jàpp nañu liggéey ci liñ leen jox ngir yàlla suñu taxawee nag di bëgg naan ni joxaat leen ñu beneen ndombal tànk te yow ndombal tànk bi ñu la jox nit ñee ngi xaar di gis résultat loolu tamit ñun dañ koy wax clairement loolu àndul ak luy renforcer la démocratie sénégalaise waaw donc nit ñi suñu xoolee ba xool Thiès choix bi war na leer am na coalition boo xamante ni ay nit yoo xamante ni ay doomu Thiès lañu bëgg Thiès wane ni bëgg nañu Thiès bëgg Sénégal dëggu maandu wax dëgg yàlla yàgg taxawu askan wi xam leen ci qualité intrinsèque d'homme d'État ñooñu am xam-xam ci li ñuy wut jàpp naa ni ñooñu suñu taxawee di bëgg nekk député jàpp naa ni sénégalais yi ak Thiessois yi danañu def le bon choix. Juge bu ñu la déggee dafa mel ni da ngeen a xaw a am yéen leaderu Aar Sénégal da ngeen a xaw a am ay contentieux ak waa Yewwi Askan Wi rawatina nag ténor bi nga xam ni moom lañ def tête de liste muy président Ousmane Sonko ndax sànq nee nga bokk na ñoom ci ñiy xamb aw ay ci réew mi wëlbatikuwaat tam xaw a def benn jugement boo xam ne dafay xaw a doy waar ci gouvernance maire yi nga xam ne jamono bii ñoo bokk ci Yewwi Askan Wi ne ci biir Thiès est-ce que loolu nekkul facteur de blocage seen diggante yéen ak Yewwi ngeen waroon a nekk benn def benn cohabitation parfaite ndax seen gis-gis yëpp mooy yëkkati fi Macky Sall ngir mu bañ a am troisième. waaw loolu nag man laa d'accordul xam nga li nga wax nii ne ni seen gis-gis yëpp dafa war a nekk teg gi fi nekk loolu mooy erreur bi rek. gis nga 2000 opposition bi yëpp dañoo taxawoon ne nañ fi teggi Abdou Diouf gis nañ lu mu jur 2012 ñëpp taxaw ne nañ fi tegg Ablaye Wade gis nañu lu mu fi jur su réew mi delluwul gannaaw delluwul ci kanam léegi nag ñu bëgg ñun ñu boolewaat ñu ci même projet boobu nañu def lépp rek pour teggi fi Macky Sall
na ngeen ànd même su fekkee gis ngeen ñenn ñi seen taxawaay du taxawaay yu baax ngeen noppi ko. gis nga Guèye man jàpp naa ni dëgg moom moo loolu moom la ñu war a jiital ci lépp. war nañu mën a am ñaar enfin am fi alternance am fi alternative mooy ñi fi nekk jóge fi te incha allah 2024 dañ fiy jóge ci nii walla ci neneen ñaareel bi mooy ñu tànn nag ñu jub maandu ñoo xamante ni taxawuñu rek pour nax askan wi. contentieux amuñu ko kenn xam nga kan la ñu am ak contentieux ñii nga xamante ni du ñu wax dëgg sénégalais yi yaa ngi cité Ousmane Sonko léegi démb bi mu demee Touba lan la wax dafa taxaw wax clairement man dama dem ba ci vidéo yi vérifier ko fii benn coalition moo fi am muy wàllu yeewi intercoalition ñeneen ñëpp Macky Sall moo leen financé Macky Sall moo nekk seen gannaaw loolu ay kàcc la parce que loolu daf ñu saaga. déglul mu wax déglul rek ma terminer loolu ay kàcc la te daf ñu saaga te dafa war a respecter sénégalais yi parce que nit ñoo xamante ni ils se sont sacrifiés dans leur vie bàyyi teranga yow nan nga mën a jàppee ban cohérence la loolu am nit koo xamante ni bàyyi na poste ministre am pour intérêt Sénégal nit koo xamante ni bàyyi na carrière am une brillante carrière de magistrat mu dese ko 26 ans mu bàyyi loolu yëpp ñëw di politique pour intérêt Sénégal bu mu commencé politique ba tey musuñu gis dara mu wax tey dara def leneen suba moom moo fi nee woon du ma ànd ak Ablaye Wade dañ leen war a sax fusiller su ñëwee tey wax ñu ni wàllu di ñu wan bulletin wàllu c'est une incohérence du loolu mooy changer Sénégal Sénégal mënuñu ko changer ci ay kàcc mënuñu ko changer ci ay manipulation mënuñu ko changer ci saaga nit ñi parce que loolu suñu honneur lay wax ñun nous n'avons que notre honneur man dama la ne ni politique bii dañ cee bëgg ñu dugg ci ba génn ci ñu am une victoire morale lépp lu ñu mën a am résultat yi lépp lu mu mën a nekk même su fekkee ni nee naa la man ñaari baat laa am ci bureau bi may voté xam naa danaa ko am fa laay voté sama waajur bu jigéen fa laay voté tant que maa ngi garder man sama dignité sama honneur bi ma defee politique ba tey nii ñeenti at kenn mënu ma vaar du ma ko nangu jeunes yi toog loolu laa leen di wax nañu waxante dëgg ci réew mi ñu bàyyi wax dëgg yàlla hypocrisie bi ñu nekkee y a des hypocrisies ci biir journalistes yi nit ñi dañuy xam dëgg mais duñu ko wax nañu bàyyi hypocrisie loolu saaga la dañoo saaga te il n'a pas le droit su jàkkaarloog ñun ñemewul wax loolu parce que ay jeunes am lay dem ñu koy wax léegi nag moom moo ko assumé wax ko bi ñuy taxaw di naan l'opposition de l'opposition nan la xel mën a nangoo loolu nan la xel mën a nangoo Thierno Alassane Sall ñëw nekk fii taxaw nekk ak Macky bañal ko ñu jox la yow salaire 15 millions nga ne lii nañ ko wàññi ëpp na ci réew mi loolu kan moo ko mës a def kan moo ko mës a def kan moo mës a jëfee loolu nan nga mën a jàppee man mii nga xamante ni dama bàyyi lépp démissionné conseil supérieur magistrature démissionné magistrature ñëw di taxaw ci intérêt Sénégal di ci def lu ñu mën depuis ñu koy def ñuy sàmboog dëgg te moom tey mu wax lii suba mu wax le contraire nañu respecté sénégalais yi waaw Sénégal nag kenn waru ko mën a yoree ci kàcc lu ñuy su fekkee li fi nekk ñëpp a xam ne dafa bon dafay war a jóge waaye ne bu ñu indi leneen loo xamante ni aussi noonu la mel wala moo ko raw ñun loolu nous le fustigeons jusqu'à la dernière énergie waaw nañu waxante dëgg nañu bàyyi di manipuler nit ñi di kii say adversaire daf ñu jàppee adversaire moo tax ñoom depuis début bi ñu ngi naan opposition de l'opposition parce que xam na ni sénégalais bàyyi nañu xel parce que nous sommes constants nous sommes cohérents nanguwu ñoo ànd ak PDS ñun la nar a njëkkoon àndal mënuñu ànd ak ñoom moom mu dem wàccu ko lekkat ay wàccoom fu mu toll nii ay listu Ablaye Wade lay wane ñun loolu man jomboon naa ko ci politique ku ne na nga am loo xamante ni wax dëgg yàlla mën na nekk ak lu mënul nekk lu ma mën a nangu ak lu ma mënul nangu loo xamante ni politique jaral na ma ko ak jaraluma ko man politique jaraluma may wax dudul dëgg naa ci dugg ba génn ci incha allahu rabbi lii ma gis ci ñoom du am gis nga fen nag fépp fu mu mën a nekk ak manipulation ak wax lu dul dëgg dañ ko war a dénoncer
loolu moom mooy rôle ñëpp ci Sénégal sinon liñ fiy jooy dañ koy continuer rek di ko jooy waaw loolu nag il faut que mu leer ci sénégalais yi mbir mi rek du ni nañ fi jëlee ñi fi nekk nañ leen satoo ñu teg fi n'importe qui mu defaat perpétuer waat la même gouvernance yii wàllu bi nga xamante ni waa PDS bi nga xamante ñu ngi leen di bëgg indiwaat ci fenêtre bi loolu mooy incohérence bi nañ ci wax sénégalais yi Aïda Mbodj bi ñu def 2e sur leur liste nationale defoon ko koo xamante ni moom moo fayoon caution Ablaye Wade pour 3e mandat ah kooku taxaw kooku ban leçon de démocratie la ñu mën a jox nit ñi nañu waxante dëgg dëgg bi fépp fu mu nekk ñu wax ko fenn fépp fu mu mën a nekk ñu wax ko loolu moom mooy yóbbu Sénégal ci kanam. mais foogoo ni tey ji gis-gis boobu nga am ci leaderu parti démocratique sénégalais nekkul ni waajal baliser chemin bi ngir Karim mën a ñëw ci 2024 bi parce que ñoom itam c'est pas pour rien ñu cohabiter ak Yewwi Askan Wi xëy na nag bu ñu demee élection cohabitation bi mën na continuer comme si que mën na tas kenn ku ne dem ak sa bopp parce que kenn ku ci ne aussi am nga ay intérêt xëy na 2024 jàppoo ni waajal Karim tax na ba ñoom ñu dugg def coalition ak ñoom Sonko ngir gën a gis terrain bi xam fi ni teg seen tànk. waaw man gis nga Guèye man nekkuma di def météo politique di xool ñi lan la ñu bëgg ak lu ñu bëggul lu ma jàpp mooy li ma dugal ci politique mooy intérêt réew mi de su fekkee ni Karim Wade dellu suwaat fii xam naa ni donc dafa mel ni bon sénégalais bugguñu seen bopp su fekkee nag ñi nga xamante ni ñoom ñooy wax ne ay rupture lañ bëgg ñoom ñooy wax ni ay opposants radicaux lañu dañuy ñëw di delloo si ñoo xamante ni sénégalais yëpp xam nañu ni ci ñi indi fii corruption ñu nërmal réew mi nërmal économie bi ba léegi loolu di continuer parce que dama la wax dara lu am solo 2000 ba tey continuité la ñoom Macky Sall yii moom ak ñoom Idrissa Seck ay doomu Ablaye Wade lañu mënuñu def leneen lu dul lu mu leen jàngal waaw de toutes les manières ñun lu ñu doon xaar ñun lu ñu waxoon ñun jeunes yi nekk ci kii bi nañu taxaw dëgër ci suñu principe ñun ñu xam ni que mënuñu ànd on ne peut pas faire du nouveau avec du vieux munoo def lu bees lu baax nga ànd ak lu bon loolu mënul nekk dëgg boobu nañ ko wax sénégalais yi incohérence loolu nag wax ko du pour yàqal kenn wax ko mooy wax dëgg parce que dëgg rek la Sénégal mën a changer waaw te ci cohérence ci constance la Sénégal mën a changer nañu wax sénégalais yi dëgg wut nguur war jarul tax nit ñi di waxante lu dul dëgg di sos ay sos yoo xamante ni wóor na leen ay sos la sénégalais yépp xam nañ ni ay sos la loolu baaxul loolu sénégalais yi dañ ko war a condamner waaw képp kuy yore réew mi même ñi fi nekk waxal leen rek dëgg ku leen waxal dëgg xam ni que dañoo laje ci lépp réew mi dañ ko nërmal nañ ci yem jarul nag ay inventé ay mbir taxawal opposants yi peut-être am nañu benn dynamique naa ko kase naa dugal ci bopp sénégalais yi nit ñi Macky Sall la nekk seen gannaaw loolu lu bon lu ñaaw la te ñu ngi koy fustiger jusqu'à la dernière énergie parce que sénégalais yi nañu xam ni nit ñi am na ñenn ñoo xamante ni seen honneur la ñu am mën nañu xam nag ñàkk lépp ci politique élection bii nii ñu jëm suba ak jàmm suñu ko perdroon ñu jël sax ndaare ci liste yëpp du ñu tax ñu siggi xool sénégalais yi parce que ñun dëgg moo ñu dugal ci politique on a fait des sacrifices pour ce pays et incha allahu rabbi ñun suñu persister ci suñu taxawaay mooy di wax dëgg lépp lu ñuy wax ñu def ko ci dëgg ci intérêt réew mi incha allah l'histoire retiendra notre nom. gis nañ ni seen coalition bi sànq wax nga ko ci sa njëlbeenu kàddu gis nañ ni ay ténor politique lañu yàgg nañ ci géewu politique gu Sénégal boo jëlee Thierno Alassane Sall mi ngeen def tête de liste mi ngi woon ci APR la ko fa jëlee ñëw nga ci sànq gis nga itam Abdourahmane Diouf ak kii di Thierno Bocoum ñu bokk ci réew mi yàgg nekk nag ci keppaaru Idrissa Seck yàgg ci aussi di naan ci wàllu expérience politique ak dynamisme et tout ça Cheikh Oumar Sy gis nga ko ci société civile bi Mariam Soda Ndiaye entre autres ban particularité la Aar Sénégal am. waaw particularité wax nga ni Thierno Alassane Sall ci APR la nekkoon loolu kenn weddiwu ko mais ñëpp xam nañ aussi lu ko fa jëlee ñëpp xam nañ bi mu fa nekkee tamit jaloore yi mu def wax naa la léegi mosuñu gis ku ñu fay salaire mu jëm ci fukk ak juróomi million mu ne nañu wàññi salaire bi insister ci ba ñu wàññi ko
kooku wane na wax dëgg yàlla ni moom désintéressement ni jiite wax dëgg yàlla du ni rek profiter démissionné lu indi mu jóge APR nañ looloo ëpp solo mooy wane ni que contrat bu ñu naroon signé du intérêt Sénégal ñu bàyyi ko mu jalal ko mu démissionné ci poste ministre waaw kooku nag nit ñi mën nañu xool mais lan lañ ko war a mën a jox ba mu jaral ko muy ànd nguur bi fi nekk ku xamante ni amoon na ministre xanaa du lan lañ ko mën a jox leneen lu ëpp ministre waaw particularité damay ñëw ci yooyu parce que da nga am na ni nga posé question bi dafa mel ni da nga wax benn incohérence alors que cohérence la man loolu laa la bëgg a wax leneen li mooy ñi nga tudd ñu nekkoon réew mi muy Abdourahmane Diouf muy Thierno Bocoum ñun ñi gis nañu bi réew mi di commencer dévier mais dañoo cee génn nañ ci dëbb bu yàgg te musuñu leen jox soo xoolee ci liste yi nekk ay wàllu ay yeewi da nga ci gis ñu bëri ñoo xamante ni joxoon nañ leen alal réew mi ñu def ci naka su dul noonu yoon topp leen doo gis lu ñu leen toppee ci loo xamante ni dañoo ne biñ leen joxee ndombol tànk am na nu ñu doxalee nu dul noonu ñenn ñi nekkoon nañu député gis nga bi ñu nekkee député taxawaay bi ñu taxaw loolu yëpp di wane ni que nit ñu mën a ànd nit ñu bokk ay jikko nit ñoo xamante ni ñoo bokk pas-pas jàpp nañu ni Sénégal dañ ko war a defar te suñ koy defar tamit nit ñi koy defar dafa war a nekk nit ñoo xamante ni wane nañu ni jub nañu maandu nañu mën nañu liggéey te wax dëgg yàlla xam nañu fi ñu jëm donc loolu moom mooy particularité Aar Sénégal man fépp fu ma dem 1 mois et demi avant l'élection tukki woon naa fi def ci sama cadre liggéey def juróomi réew mais fépp fu ñu ma xàmmee rek dañuy naan yéen de seen liste bi nit ñu crédible ngeen nit ñu wax dëgg yàlla Sénégal yëpp am ci ñoom yaakaar boobu nag peut-être ñenn ñi loolu moo leen tiital ba ñuy commencer di colporter yenn yi jàpp naa ni amul dara luñ ñu mën a reprocher ñi war a ànd ñooy ànd wane nañu ci suñu confection liste ci lépp benn taxawaay bu am solo jàpp naa ni incha allahu rabbi sénégalais yi danañu jox baat te incha allah pare nañu pour yóbbu ñu assemblée nationale parce que xam nañ ni suñu fa yóbbee danañ fa am taxawaay bu am solo. ñu jeexale ci stratégie yi nga xam ni xëy na nàmb ngeen ko ngir mën a gañ Thiès ak ci biir réew mi yan stratégie la. amul beneen stratégie bu dul dem ci sénégalais ak ci Thiès waay dem waxtaan ak ñoom wax leen dëgg du lu raw wan leen lii ñuy dundin bu metti boo xamante ni gouvernance bi Macky Sall yore depuis 10 ans parce que ñoom ñoo yore réew mi gouvernance boobu moo leen ko yóbbee wan leen ni que liggéey député dañ ko war a def ci xam-xam teg ko ci compétence wax dëgg yàlla teg ko tamit ci vision ñu yeggee leen ko waxtaan ak ñoom loolu daal incha allah loolu rek mooy sunu stratégie amuñu beneen stratégie. waaw sama kàddu bu mujj damay dama lay sant di la gërëm di sant waa Thiès Info ñi koy seetaan ñëpp ñuy yaakaar ni ñi ñu seetaan wax dëgg yàlla lépp lu ñu wax ñun c'est de manière sincère lu ñu intéressé mooy dëgg ak intérêt réew mi jàpp naa ni réew mi li koy changé wax dëgg yàlla moom mooy nit ñoo xamante ni am nañu taxawaay waaw wane pas-pas bu doy ni changement dana war a mën a am mais nañ ko defee ci suñu sago defee ko aussi ci jàmm parce que jàmm mooy bien bu gën a baax bu ñu am ci réew mi bu ñu dara jaral nag ñuy wàcc jàmm boobu changement yii ñu bëgg danañ ko am parce que sénégalais yi xam nañu valeur u carte électeur waaw nañu utiliser suñu carte am nañu un système électoral crédible élection yii passé wan nañu ko fépp fu opposition bi am taxawaay gagné na ko donc ñu dem ñii fi nekk ñu sanctionné leen bulletin Benno Bokk Yaakaar moom jàpp naa ni bulletin bu ñuy njëkk a dugal ci poubelle bi la
yeneen yi nag su desee ngeen xam ni ràññee ni Aar Sénégal di coalition bu bees bi Thierno Alassane Sall jiite la liste nationale man ma jiite la liste départementale ñu ànd ceeg yeneen kàngam coalition boobu nit ñi jox leen baat pour que ñu mën a am une assemblée de rupture dëggantaan maa ngi lay sant di la gërëm wasalaam. jërëjëf juge Ibrahima Dème mi nga xam ni moom lañ amaloon ci géewu politique Thiès Info ñu àndoon nag ak Adama Ndiaye ba nga xam ni nag xarale yi moo ko yor ba fépp waay mën a nekk rek ci biir réew mi ak biti réew di nu man di seetaan ñu ngi leen di jaajëfal ak beneen invité dig leen jox daje incha allah ci Thiès Info géewu politique jërë ngeen jëf.